waaw tey jii dañu ñëw seet si suñu benn waay suñu benn membre suñu benn mbokk ba ni naan Xassa Thiam bijoutier la day tëgg or day tëgg argent bijou blanc mu argent or bu weex mais tamit day tëgg jamaa sax bu amee perle bi. day fabriqué lépp daal. waaw lépp daal ba si li nga xam ne moom la sol muy cap bi mu tuddee ko Sadio Mané. Baba Thiam bi Baba Thiam. ah bii Baba Thiam la. Baba Thiam la. li ngay gis noonu point yi ak bind yi lépp en or la waaw moom mii moom moo ko def. muy un jeune créateur waaw Baba Thiam tey nag ñu gane si ko woo waxtaan ak moom si métier mi muy métier bijouterie mais aussi ak fédération des artisans bi nga xam ne moom la jiite waaw Baba waaw ma la doon laaj sànq naka la association bi muy fédération des artisans nag ak ay membres am naka lañ dundee Covid bi. waaw Covid bi ni ñu ko dundee métti na trop. parce que dafa xew ba pare indiwul dara xam nga xew-xew bu indiwul dara mooy Covid bi. dafa xew ba pare indiwul dara xam nga xeexoo dafa indi dara. moom dafa indiwul dara lu ay perte. mais nag artisans yi aussi ni ñu ko dundee mooy ku ci nekk. la nga nekkoon di def rek moom ngay continuer def mooy boo xëyee da ngay xëy sa place. yaa xam bijoutier nga yaa xam menuisier nga yaa xam sculpteur nga yaa xam photographe nga da ngay xëy dem sa place xaar yàlla. bokk kook Sénégal gépp ni ñu koy dundee mais métti woon na trop xam dëgg yàlla métti na trop. waaw état bi ndax assisté na la. waaw xam nga ñun daanaka dañuy wax ndax gouvernement bi assisté na la. waaw politique bi nga xam ne la gouvernement waroon def ci Covid bi. dégg nañ ñu ne bind nañu ay artisans pour jàppale leen ngir Covid bi sonal gu mel sonal. bind nañu alors que ñu ngi toog di xaar. waaye man su ma sañoon Covid bi bu jàllee. dañ koy jàppee comme guerre. comme fin de guerre. parce que 3 mois yoo xam ne ça va de kenn deful benn activité kenn demul kenn dikkul. ba doon guerre la réew ma comme ba dafay xaaj mbaa mu jeex. kon su ma sañoon dañ koy jàppee comme guerre bu jeex. guerre bu jeex nag li tax réew ma amaat jàmm mooy dañuy tëggaat réew ma dañ koy réformer waat. maanaam xaaj boobu nga xam dañ ko jël di ko maye. man su ma doon président Macky Sall. dama koy jël def ko ay outils de travail def ko ay matières premières jox ko artisan ya. ngir ñu mën a compétir li nga xamante ne moo ne seen kanam. nga xam nga xaalis koo koy jox daf koy lekk dañuy waxante dëgg. mais képp koo xam ne jox nga ko nga fekk ko mu am métier toog. nga jox ko moyen ci matière première yi mu soxla. utal ko équipement bu bees moom dina mën a jëlal emploi dina mën a créer lu bees dina mën a toogaat bu bees boo xam moom dina xam ne kat ci lii mu jógee li koy gunge mooy li ñu ko jàppalee ngir mu mën cee defar dara. mais xam nga xaalis moom Sénégalais yaa ma gën a xam. ñu ko jox lañu koy lekk ndax soxla yi dafay dem ba say loyer sa courant sa ndox sa jàngu doom sa dépense da ngay dem ba yow day nekk tax ay bor booy xool Sénégal dañu am ci kër bi yëpp ñëpp amee bor. te bor yi yow da lay wóor ni yaa ngi doon dund jour en lendemain maanaam da ngay am tey lekk ko am tey lekk ko boo ci amee 3 mois bor nag da lay wóor ni boo liggéeyaatul yow boo toogaatee 3 mois rek da ngay amee 9 mois bor. te bor yooyu du la wàcc moo tax man. j'aimerais bien ñu jël alal boobu soppi koy outil de travail yu sophistiqué yu am garantie xool fi liggéeykat yi nekk moo xam béykat nga moo xam nappkat nga moo xam sàmmkat nga moo xam dëkk nga moo xam uude nga moo xam tailleur nga ñu jox leen ko ba pare encadré leen. loolu daal laa gis ne bu Covid bi jeexee mën na dimbali Sénégal ci mu amaat jàmm daal. waaw ADPME nag. waaw xam nga ADPME ñoom dañuy def formation à l'entrepreneuriat. ADPME dañuy fekk maanaam entrepreneur boo xam ne yow entrepreneur nga comme man def naa formation ADPME. ba gën naa fa sama lijaasa tey PME la. entrepreneur la mais li ma wax sànq moo ci nekk dañuy manqué ay moyens. tey am nañ idée am nañ xalaat am nañ lépp am nañ doole pour am capacité de production ak éducation. mais bu ñu joxee ay lijaasa ba pare dañu joxul ay moyens yu ñu accompagner pour ñu mën a taxawal suñu entreprise
mais ADP wax dëgg yàlla formation yu baax lay def ndax man def naa foofu formation à Thiès def naa ko 1 mois à Thiès mu nekk formation boobu métti nag xam nga mag mu dem ba am 40 ans nii la ñuy defal formation loolu boo ko déggee jax boo xamul formation da naan loolu waxi xale la mais balaa nga xam ne am na njëriñ nga dem fa franchement parler man moom génn naa fa ak sama niveau bu baax war nañ ma lu bari loo xam ni dund naa ba am yenn at xaw ma ko woon bon bi ma ko xamee tamit dama ñëw fii ma commencé à zéro kon ADP aussi seen atam boobu am na solo. waaw damay dégg ñu naan DER waaw DER boobu noo ko gisee. bon DER man signification bi tax d'abord xaw ma ko. DER man xaw ma signification. entrepreneur rapide xaw ma lan entrepreneur. financement entrepreneur rapide. financement entrepreneuriat rapide. moom la tudd mais loolu mënul nekk. loolu mënul nekk. entrepreneuriat mënul nekk rapide mënul nekk. c'est-à-dire mooy li ma wax sànq rek. Sénégal bu ñu toogee xalaataat tuuti. ku nekk bu joxe sa morom li mu moom. maanaam ci wax mën nañ ni loolu yëpp du am ku nekk da ngay dellu say besoin dellu ci li nga xalaat. mais xam nga boo nee entrepreneur rapide te yow amuloo fenn marché booy écouler sa produit yi am na li ñu waroon préparer avant ñuy wax DER dañu waroon préparer d'abord jox artisans yi lettre de garantie. lettre de garantie boo xam ni bu leen financé seen produit yi dañ koy mën a exposer partout au Sénégal di ko jaay ci kenn dañ concurrencé. bu la neexee génne ko ailleurs dem jaay ko. mais bu fekkee da nga former nit ki ba pare jox ko xaalis maanaam protéger woo ko sàmmuloo œuvre bi liggéey day liggéey ba pare après dafay suux. ba pare ñu wàññeeku ubbi marché mondial bi ci wàllu commerce artisanal Dubaï di dugal Chine di dugal Maroc di dugal ñëpp di dugal. bon dinañ dem ba ñu tax boo ñu financé après day mujj nekk ay bor parce que réew boo demee bay financé sa waa réew dafay am looy arrêté. am déet créer sa marché bopp mais Sénégal amul marché fenn ci àdduna bi nga bëgg ko financé léegi yow kan ngay financé il faut que ñu taxawaat nag tuuti xool entre administration bi ak artisanat bi ku nekk sa rôle nga gérer ko réew mi mën a nekkaat ci liggéey bu yaatu boo xam ne dina mën a amal suñu réew mi ëllëg njariñ mais li ñuy defal naan ay DER ay agence nangam yooyu doxalul réew mi wax dëgg yàlla ñu ngi def xaalis ñu def ay budget te bu ñu ñëwoon ci ñun xët na lépp du am. parce que ñun fekk nañu formé wu fekk nañu ñu man ba pare. kon nag yooyu yëpp bu ñu ko defee ñun dañ ci mën a gaaw. loolu daal laa xam ne DER moom franchement parler fekk ku xamagul ku bareegul xam-xam nga da koy financer rapidement pour mu créer entreprise comme APIX li muy def xam nga APIX am na njariñ trop. mais li taxoon APIX jóg dëgg encadré wuñ ñi nga xam te ne entrepreneurs yi nga xam te ne ñoo fay créer seen i entreprise xam nga entreprise dans 48 heures mais yow fan nga jàngee bay def entreprise dans 48 heures buñ la installé tax sa entreprise dans 48 heures ndax mën nga fay say emploi 48 ndax mën nga fay say emploi 48 heures maanaam 40 sur 40 mënuloo ko kon APIX aussi formalisation boo nga xam te dañ koy def ci APIX pour jàppale les jeunes entrepreneurs ku ci gis marché rek ku ci gis marché nga dégg benn appel d'offre sañ nga dem taxaw balaa 1 mois 2 mois nga taxaw sa entreprise boo liggéey ci marché bi jeex nga tëj sa entreprise loolu baaxul. loolu baaxul il faut que ñu xalaat ne APIX dañ ko jël pour yombalal entre Europe ak Sénégal nga xam ne tey bu fekkee da nga am un partenariat européen maam ko APIX day ñëw te jox ma sama entreprise daal leen di libellé yéen ñaar boo ko fee ngeen état bi dina xam ne APIX bi rétroviseur am la moom day gis. day gis li nga xam ni moo tax mu créé ko. mais tey bu fekkee dañ ko créé rek pour booy bokk ci gouvernement bi saa yu marché génn nga taxawal sa entreprise yaa xam njëndum oto la yaa xam njaayum ceeb la yaa xam mbalit la yaa xam beneen la nga créé entreprise même pas 48 heures installé ko même pas 1 mois et demi bu marché bi ñëwee nga def li ngay def pare sànni ko tas entreprise bi loolu yàqu la ci koom-koom. kon APIX aussi li ñu xalaatee baax na mais li ci gaañ yi doxee baaxul. voilà. waaw léegi dama dégg léegi nga naan matière première waaw te nga yow ngay tëgg or di tëgg mooy wurus ngay tëgg tamit xaalis mais matière première boobu foo ko jëlee. mais xamuloo mbub matière première bu ñu ko bu amul ci réew. monnaie ba. monnaie réew ma. balance ba. ak balance commerciale réew ma. du am stabilité. kenn du sañ a investir. boo gisee Europe bi ñëw Afrique di teg bakkanam ci matière première bi. parce que xam na lim ko mën a jural. bu demee. mais bu fekkee yow respecté woo sa matière première sa mën a réew du am garantie. sa balance commerciale du am garantie. sa waa réew du ñu investir.
parce que yow matière première bi nga xam te moo war a régler li ñuy wax monnaie bi. maanaam régler li ñuy wax balance bi. xamante ne waroon nañu tey ñun Sénégal képp ku ci am bëgg investissement nga ñëw Sénégal nga investir. mais booy investir da fekk ñu garanti la li ngay investir. parce que mais nag boo amul boo joxul Sénégalais yi matière première bi. état ba garanti lu leen dara. kon boo fa investir 1 mois 2 mois wala demi l'année. investissement bi dafay yàqu. parce que normalement képp koo xam ne ñëw nga pour investir matière première waxuma tax man en tant que bijoutier ci wàllu or bi. mais dans tous les secteurs. état daf ci war a def lettre de garantie nga xam ne ñëpp a ci investir. secteurs yooyu mën a am stabilité. nga xam ni ku ñëw da ngay am investissement 5 ans ou 10 ans ou 15 ans. da ngay gis ne emploi bi day direct. da ngay gis ne impôt bi dafay direct. da ngay gis ne lu ñuy wax croissance dafay direct. da ngay gis ne aussi tamit lu ñuy wax stratégie bi dafay gaaw. mais réew boo xam ne yow sa matière première yëpp sa waa réew amuñu benn comptoir fu ñu ko jëndee. xanaa dañ ko jël jaay ko étranger yi kii njëgu euro xam nga euro bi mënoon CFA xam nañ ko. mais tamit lu mu bon tey ñu joxoon tey bijoutier yi supposons. seen comptoir de chat de l'or. boo ko see installé un comptoir de chat de l'or daf lay wóor bi il faut que nga am banques yi yu la attaqué. il faut que nga am banques yu engagé wu. parce que dañuy xam ne kat état bi génn na benn système kat daal ni or bi léegi génn na Sénégal prix bi temps xam nga bu dee prix bi temps la pendant 15 ans. bu bailleur de fonds yi taxawee acteurs yi taxaw di nga gis ne bailleurs yi nañ soxla acteurs yi. acteurs yi nañ soxla matière première bi kon comptoir bi li mu mën a générer. ak matière première bi. ak li mu mën a indi ci maanaam ci ay revenu ci réew. dafa am doole. parce que banque bu dugalee loxoom ci benn système rek. da ngay gis day am garantie. nit ñi dañ koy sawar. dañ ciy mën a dugg ak seen wér-gu-yaram ak seen fayda ak seen fulla mais bu fekkee nag amul ci dëkk ba benn banque jël benn charge ci dara tey bu fekkoon tey nag am nañ contrat de chat de l'or di nga gis ne bijouterie day verser 80% ci TVA mën na verser 80% ci wàllu TVA bijouterie laa wax. man secteur bi nga xam ne maîtriser naa ko. bu fekkee utal nañu contrat de chat de l'or parce que y a 7 ministères yoo xam ne dañu war a accompagner bijouterie. 7 ministères. mine et de la géologie. commerce direction intérieure. direction de l'artisanat. la chambre des métiers. ministère de l'économie et des finances. maanaam mooy douane ak finance. xam nga dañuy wax parfois léegi nga yaakaar benn fekk ñaari ministère. xam nga li bëgg a wax. dafay générer aussi lu jëm ci wàllu héritage.